suñu mission ci région de Thiès la suñu mission mooy xool naka la ñuy développer culture au niveau de la région di ko waxaat ba ñu ñëwee dañu ni nañu jaar ci collectivité locale yi parce que culture c'est une compétence transférée ñu jaar dem expliquer maire yi pourquoi c'est important ñoom ñu war a jël en charge culture mu nekk loo xam ni bañ ko commencé def ba léegi mu ngi am ay résultats parce que ñoom également ci seen territoire ñoom ñoo fay kilifa te ñoom aussi li ñu yor ay institution la te bépp institution war na mën a am politique culturelle war na mën a am un plan d'action annuel boo xam ni suñ ko defee acteurs culturels yi ak artistes yi dinañ ci gis seen bopp. avant ñuy ñëw xam nañ ni Morolan ñu ngi doon def ay jéego ci wàllu culture ndax ki nga xam ni mooy madame Ndiaye Anne-Marie Faye ma koy nuyu au passage commencé woon na ma wax Morolan seen maire comprendre na enjeu culturel donc bi ma waxee loolu ma xoolaat contact ñëw fi rencontré leen avant loolu ñoom dañ def délégation ñëw centre culturel expliquer ma dynamique bi ñu nekk ma jël def déplacement ñëw fi rencontré leen ñëw visiter centre bi dem ñu def benn séance de travail bu gàtt ci bureau maire ñu waxtaan ci lu bëri li nga xam ni ministère mu ngi koy def au niveau national te Morolan war ci bokk te Morolan war ci bénéficier wu waxtaan nañ ko fa li nga xam ni war nañ ko mën a téye kër gi ba xam suñ ko tegee ñëpp gis seen bopp waxtaan nañ ci donc mbir mi di nekk satisfaction parce que sooy dem ci terrain bi ba gis ay maire yu comprendre ni culture lan la mën a représenter ci dëkk du def lu dul woyofal sa liggéey du def lu dul yombal sa liggéey loolu également ñu ko ci féliciter parce que lu rare la def am na au niveau national mais rare na moom nag dafa bokk ci ñi nga xam ni comprendre nañ ni su pousser culture dina yëngal dëkk bi su pousser culture mën na développer dëkk bi yóbbu ko fi nga xam ni su fa yeggee waa dëkk bi yëpp dinañ ci bénéficier wu. waaw xam nga Senghor ba muy wax ci culture dafa commencer ci formation ni suñ la tàggatee ba pare da nga war a créer soo créer ba pare war nga produire soo produire ba pare war nañ ko diffuser donc dafa am ay étapes def naa ku ñu defal formation ñu ngi xaar ci yow nga prouver lan la formation bi yokkal loolu dinañ ubbi ay espace de création artistes yi dem créer di xaar aussi ñi nga xam ni ñoom ñoo ŋànk ci centre culturel bi ñu ñëw jàppale leen ci diffusion bi donc loolu ñun en tant que centre culturel bi nga xam ni région bi yëpp la ñu couvrir dinañ ñëw taxaw seen wet dinañ am loo xam dinañ ko liggéey centre culturel dina am loo xam dinañ ko liggéey fii ndax bërëb bi soriwul donc loolu moom la ñuy xaar si ñi nga xam ne ñoom ñooy responsable centre culturel bi ñu développer formation ñu favoriser la création ñu favoriser la production et la diffusion de l'action culturelle donc loolu suñ ko defee étape par étape xool niñ koy defee xool li tax ñu koy def xool aussi lan lay jur parce que léegi on parle de gestion axée sur les résultats lépp looy mënti def ci àdduna na nga xalaat lan lay jur loolu muy jur war na amal njëriñ askan bi war na mën a amal njëriñ ki nga xam ni moom moo koy def parce que tey jii nii au niveau du Sénégal artistes yi dañu sonn mais ñu ngi xool naka la ñuy organiser artistes yi ñu def de la sorte que su artiste feebaree ñu bañ ko ketal su artiste feebaree mu fekk denc na ci compte bancaire ba loo xam ni dina ci génne faju wala muy cotiser ci IPRES tey jii au niveau du ministère de la culture wala au niveau national on a la mutuelle nationale des acteurs culturels la mutuelle nationale de santé des acteurs culturels bi nga xam ni am na ay représentants fépp au niveau du centre culturel régional am nañ fa bureau donc loolu yëpp ay mécanisme la yoo xam ni ay politique la yoo xam ni ministère encouragé na ko pour artistes yi ñëw approprier ko pour mën a justement suñ si tollee suñ leen soxlawee ñu ñëw bénéficier aussi importance locale bi day nekk benn relais local bi relais centre culturel régional la parce que soo demee je prends l'exemple de la ville de Dakar parce que ñoom développé nañ trop si wàllu culture au niveau de la ville de Dakar si 19 communes yi bu si nekk am na centre socioculturel man sama premier stage en 2005 maa ngi ko defee centre socioculturel bu Grand Dakar donc day nekk benn espace boo xam ni artistes yi dinañ si gis seen bopp artistes yi dinañ ñëw di utiliser les espaces pour di weccoo xalaat su ñu amee fii ay programme de formation ñu ñëw defee ko seen centre culturel su ñu amee ay gan ñu ñëw accueillir ko fii et puis di encourager li nga xam ni moom mooy doon ay exposition parce que centre bi yaatu na
donte nekkoon na maison communautaire mais am na loo xam ni comme ni ko monsieur le maire waxee mën nañ ko gën a améliorer daf fi salle bu mag boo xam ni dina servir ay conférence dina servir ay spectacle de théâtre dina servir lépp li nga xam ni day def promotion wu culture. sant yàlla daan naa ko gisee fu nekk Casamance Ndar Ndakaaru bu ñëwee jege ma tey njëkk sant yàlla maire wax na lépp man xam naa damay kii rek pour bañ leen kii gërëm artistes yi parce que vraiment ñun ñoo ko ñaan. ci ndimbalu Anne-Marie bi ñu organisé bu ñu nekk benn am ay kayit ndimbalu directeur centre culturel bi ñu ñaan ko ñu jox ñu ko matériel bi comme ni mu ko waxee ñu dem jënd ko yëpp ci fu leer jël kayit yu leer teg ko ci loxo monsieur le maire pour mu gën a sawar di ko gën a sant nag di gën a ñaan ministre de la culture ak président Sénégal mu gën a jàpp ci li mu nekk nii parce que ñaan nañu yàlla moom maire mi mu nekk député parce que ku nekk maire di def lu nekk président sport mu ngi fii président handicapé ñu ngi fi président culture ñu ngi fii ñooy ànd bokk ndey bokk bàyyi suba ba léegi ñoo ma wër ñu siy jàpp bâtiment baa ngi nii matériel baa ngi fii ci biir li ma expliqué sànq defe naa leer na ci yéen leer na nañ lii ku ñëw fii nii loo fi fekkul bu nekkee 10 la boo fekkul 8 yi di nga fi fekk maximum 9 yi kon sant yàlla gën ko gërëm pour bañ a jël parole bari wala mooy li ma expliqué sànq xam nga boo amee kër am buntu am lépp lan moo la dese wut lal booy tëdd te kenn du ko wutal nit lal tu vois yombal na liggéey ci côté yëpp parce que artiste bu ñëw fii nii boo soxlaa concert di nga ko am boo soxlaa ku la mën a entraîner pour yenn yi di nga ko am boo soxlaa xam-xam pour laajte doyen yaa ngi fii nii loolu vraiment ci artiste la des mais lu mel nii pour wax daal parce que vraiment sama xol moo sedd fan la seddee ci sama maire gox parce que comme ni ko directeur di waxee amul kilifa yi koy def te pour mu def ko fale mu laaj conseil ñu teg ci yoon yu leer ñu teg ko ci wax bu wóor ñuy doxee lu wóor naa ko baalu ak nekk sonal naa ko pare na depuis mois lii nii defar nañ ko depuis mois de novembre ñu ne 1er janvier mu ne ñun dañuy dem élection pour coow bañu am bàyyi leen ba élection yi jeex ñu def ko mu jeex élection yi jeex mu ne ma jàpp leen date ñu jàpp date le 7 dem bay bëgg a jot ma ne du mu ko def parce que lan la boo amee kër li nekk ci kër gi war na dugg ci biir mu ne kaay la ñu waxtaan bind leen kayit ngeen wut entrepreneur yoo xam ne fi ngeen jëlee matériel mu leer ñu dem bind lépp jox ko kayit lu leer nañ mu boole ñu ak conseil bi monsieur Daouda Faye Nogay Ndiaye maire Fatou ak Anne-Marie ak moom mi ñu ne kayit yaa ngi nii yëkkati xaalis bi jox ñu ko ñu ne dem leen jëndal seen bopp ñu jëndal suñu bopp ñu ñëw woo artistes yi yëpp ñu ñëw xool ñu ànd ak asi réunion waxtaan ba mu leer ci ñun nañ ñu doog a ne nañu immigré voilà déjà wax naa leen ko sànq commencé nañ ko liggéey rek moo la yóbbu fi nga jëm parce que ñett moo nekk fii nii juma église ak armeel fa lañ nga jël ñett yooyu yëpp nga ànd ak moom boo nekk ci àdduna da ngay liggéey teg fu leer aw fu leer pour am lu leer liggéey rek moo ñu war instant nii parce que sam pap bi ma ne mët nga pour liggéey mën nga am jabar comme mën nga yor kër am na yenn yoo xam ne kenn du ko wax muy man muy artistes yi noonu lay wax waa bureau bi chaque jour combat la Baaba Maal nee na ma Fuuta pour mu am tey fale mu xeex pour ñuy xam Fuuta boo nee Fuuta tey mënoo fa génnee Baaba Maal Mont Rolland tey boo ko waxee mënoo génnee Dret Maxime mënoo génnee Moussa Gueye mënoo génnee Moussa Pall kon am nañu ba pare lan moo des puus bu tàkk puus boobu yow yaay nangu ñu puus la pour nga dem yaay nangu xeex pour nga bokk yaay nangu xeex pour nga am parce que bu ñu demee directeur daf ñuy wax lu leer caaxaan baaxul foo baaxul bàyyi ay doom bàyyi ay mag bàyyi ay rak di foo baaxul bu la defalee lépp xeexal pour nga defal nit ki lépp defal nit ki lépp mooy maire li muy wax ay ambassadeur ngeen ay bañkat ngeen yéen a war a woy ñu déglu yéen a war a wax ñu dégg waykat da nga war a nekk modèle comme ni mu ko waxee waykat da nga war a nekk nit koo xam ni bis boo waxee rek ñu ne a cam mais waruñu gis yoo xam ne ay caaxaan la pour bañ a guddal soxna si li nga ma laaj mooy xeex mooy gëm sa bopp mooy teg sa tànk fi nga tegoon sa tànk dem bu leeree gën a teg sa tànk fu gën a leer loolu la ànd ak suñuy mag ànd ak suñuy pap ànd ak suñuy jigéen di dégloo parce que njiit nekkul yooyu dem ak sa xel lépp lu ñuy def bureau bi day réunir soit kër monsieur Adama Touré Sitor Ndour ñu ngi koy gërëm moo ñu abal kër soit kër Ousmane Gueye fale ci Boune mbala fii ci centre bi mbala dem Thiès toog ak directeur bi ba 23h ñu ñibbi parce que boo nekk ci loo xam ne bu la ko jaral na la ko jaral parce que Sénégal dañu ne sport ñu ne culture sport mu ngi dem yoonam Sadio Mané tey Bambale ñëpp xam nañ ko gëm boppam xam ni war na amal Sénégal dara te réyul diisul mu ngi diisoo tey nag acteur culturel ñu ngi nii ñoom Moussa Gueye dem nañu ko wax ñoom Dret Maxime
gudde bëccëg ñu ngi waxtaan ñu nekk international ñu nekk national ñu nekk localité bi parce que yàlla moo bindee àdduna noonu kii am na dërëm kii am fukk kii am ñaari fukk mais am na koo xam ne mooy seen baay ñoom ñëpp mooy mairie bi bu mettee dañu toog ak ñoom bu neexee dañuy toog ak moom parce que yoruñu budget moom mu teel ñu comprendre ni yor na budget ñëw leen nan ngeen di defee nan la ak nan la dafa dem ba léegi sax ñuy war a nekk morom te du cër mais bëgg bañ gàcce bañ ñu yàpp la bëgg aw foo jëm mais gën ko sant parce que ku la defar lépp nga war ko defal lépp pour defar ko lépp nag askanam ngay defar lépp askanam mooy xale yi doog a juddu chaque jour ma wax ko artiste tabax bii nii biñ koy def juddu maa ngi nii taxaw di si wax tey suba sama set mala sama doom mën na si nekk loolu moo tax ñuy vraiment ñuy combat